asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoo na mu gënee tedde ziyaar leen na mu gënee selle ñu ngi leen di ñaanal fu ngeen toll yàlla di leen dolli barke ak leer ñi sàkku ñaan ci yéen ñu bokk ñun ñëpp di sant di santati di seede ni ñuy yàlla di baaxee barke ak leer ñu ngi leen di beral ziyaar ci ajjuma bi nga xamante ni mooy annoncé rajab bii di ñëw barakallahu di weer bu am solo bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan askanale boroom bi ndax li mu bokk ci ashhurul xurum te mooy weer yi nga xamante ni moom la ñuy wax les mois sacrés shahrullahi rajab la daan wax ku ko fonkoon la te it bokk na ci sirru weeru rajab bii di teru dimanche incha allah muy gannaaw ëllëg ci la yàlla wooye woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kaw ci invitation boobu mu ko joxoon te ñu doon fàttali keroog ci tënku xutba imam bi ni sang bi ku yàlla baaxe la ci mu mën a tànn ki muy àndal ba muy dem ca kaw jibril ak alburaq la àndaloon ca subhaanallazi asra mu nekk kazu rajab boobu nga xamante ni suñu maam ju tedd jooju di sëriñ Fadilu Mbàkke ci la gane woon àdduna muy coïncidence bu yéeme te dat yi itam dañuy bàyyi xel coïncidence yi ndax yàlla moom bis yi wa tilkal ayyaamu te bis yi lu mu ci def ci symbole rek dañ ko war a bàyyi xel di ko jàngat ndax njariñ rek la daaw ndeysaan bi suñu wayjur suñu sëriñ Seyid Cheikh Ahmed Tijani Cherif Seyid Cheikh Ahmed Tijani al Maktoum doon nelaw mi ngi tombe woon ñu nekkoon ci wa tawaffana ma al abrar nga xam ni loolu cëram la ak li ñu doon wax ci abraar yëpp xam naa ku ca dellu woon nafaraat ko waaye gis nga itam ren ndeysaan bi mu amee at ñu di ko fàttaliku di tabarkàlla taasu ci barkeem mi ngi tombe itam ci ñuy wax mission prophétique nga xamante ni loolu itam cëram la ndax yàlla joxoon na ko mission boo xamante ni tabarkàlla wëyal mission yooyu jiitu woon ak nitu yàlla yi fi nekkoon yépp maam yu baax yeeg way jur yu tedd yeeg tabarkàlla ñu ngi nag ci seen alquranul fajr ni ngeen ko xamee incha allah danañu dellu si ci rajab bi ni ko suñu yaay soxna Umu Jàllo ca ëttu Seydina Cheikh ñaane danañ ci dellu si incha allah ñu ngi ci seen alquranul fajr rek tabarkàlla nekk ci boppu ayat yooyu ñu jukki woon ci histoire yonent yàlla nuux te muy histoire bu yéeme nga xamante ni bokk na ci symbole yi rek projet bi gën a màgg ci àdduna bi nga xamante ni bu fekkee ni mën nañu wax projet bu nit construire mu commencé ko ca njàlbéen ba mu agsi ci li ñu tuddee résultat attendu nga xam ni boo ko doon évaluer da ngay wax ni taux de rentabilité bi wala boog taux de complétion bi wala sax rek ngay xool impact bi mu am moom laa la wax ni mooy wax nañ ni fukki nit ak ñeent ñoo ko gëmoon am nañ ñeneen ñu wax yeneen chiffres récits yi moom danañ lay indil version yu bokkul waaye daal matuñu ñaar fukki nit ñoo ko gëmoon ci ku woote 950 ans te ca jamono boobu nga doon mën a wax ni ñu tuuti lañu fekk yàlla moom yàgg na wax ni qualité moo gën quantité wax na ko sang ba ca wa in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayni qualité gën quantité 14 personnes yooyu ko gëmoon tabarakallahu ñoo jur juróom-ñaari milliards yi ci àdduna bi tey kon fukk ak ñeenti nit bu ñu demee ba jur juróom-ñaari milliards qualité baa tax te doomu aadama mënul waane ba inventé nit mbindeef yi yàlla moo leen ni sàkk moo leen ni sàkk moo leen ni bind moo leen ni mooy waxit fa ñuy jaar ci yan way jur la ñuy jaar ndeysaan suñu maam Fatim Ali Si daana wax ni bakkan bu yàlla tudd faaw mu judd nee na yàlla nay fu dagan yàlla nay fu dagan waaye faaw mu judd nit ñi yàlla leen tànn moo leen sàkk waaye fukk ak ñeent yooyu gëmoon nuux ci ku woote 950 ans mu bokk ci màndargaam moom te mooy ku mën a muñ la woon doon wax démb ni kuy jàng histoire yonent yàlla nuux rek loo daan muñ danga ko muñaat te maa ngi gis suñu présidente ca daara yiw ak njekk soxna Ayda di fàttali dars buñ ci joxe woon war na ëpp ñaari at ci ginnaaw tabarkàlla di tënk bu xaw a am solo ñu war ko nafaraat waaye xam nga ni ñu waxoon démb ni fukki tem ak wala ñaar fukki tem ak juróom benn yooyu ñu ci génne woon bi ci jiitu mooy mission bi ci lañ nekkoon démb te mooy wala qad arsalna tey nag ñi ngi ci
message bi te mooy inni lakum nadirun mubin seetal yàlla ni mu waxe tey ci qiraa bi dañu dem rek jël saar bi suratu nuux parce que noonu la tàmbalee itam wala qad arsalna waxoon nañ ñi xasd la dafay indi cër boo xam ne yàlla rek ko moom te moom rek a sañ a yónni yonent yàlla rek a mën a yónni yonent keneen mënul yónni yonent waaw te moom rek mooy wax yu itam waaye wax yu ba léegi mi ngi fi parce que loolu la wax nee na am na nu mu koy defee ci malaaka am nu mu koy defee ci yonent dana ko def sax min wara i xijaab te mooy ñi am inspiration mu jóge ci seen borom nitu yàlla yi tabaarakallahu yàlla ngi leen ni baaxe wax nañ la ni jigéen buy nàmpal yàlla nga koy wax yu te lam waxoon ni wa awxayna ila ummi Muusa lem bii ngay lekk tabaarakallahu te koy defar yàlla daf koy wax yu te mooy yamb wa awxa rabbuka ila naxl moo tax li mu mën a faj leneen mënu koo faj am na benn ci njaboot yi may wax démb ni dafa amoon tàbb ko lëjaloon lool ndeysaan lu ne ñu def ko ca nee na benn kilifaam ni ko def ci lem mu def ci lem tàbb ba wér kooku wax yu baa tax wax yu lu kenn mënul weccee la ndax fa muy jóge la ca boroom ba la jóge ndeysaan moom la imam Busayri di wax naa la tunkiril waxya nee na bul weddi inspiration de ndax inna lahu naka la waxee ida naka la ko waxee ti waay la tunkiril waxya nee na daal maanaam bul weddi inspiration ndax nee na inspiration dafa am bëtu biir boo xamante ni ida naamatil aynaami lam tanami bëtu biir boo xamante ni ñaari bëtu biti yii bu ñu gëmmee nee na bëtu wax yu du gëmm mukk du nelaw mukk te yaa ngi koy dégg ci ayatul kursi yu parce que ayatul kursi yu fa yàlla nekk ca kursi yoom boobu tabarkàlla nee na la taxuduhu sinatun wala naw nga xool yi dox ci àdduna bi yëpp tabarkàlla xeetu wax yu la kon wax yu lu mat a am lu mat a bàyyi xel la foofu nag la yàlla tibbe jox yonent yi wax leen message bi nga xamante ni sañuñu koo soppi waaw moom lañ lay wax ca inna alayka illa al balaax boobu moo waxoon yonent yi te yonent yi ñoom ci seen bopp ñu jëmmal ko ci kaddu yuñ lay wax naan innama ana nadirun mubin de in yuha ilayya illa annama ana nadirun mubin xam nga boobu yaa ngi koy fekk ca verset 70 surat 38 in yuha ilayya ma yëgal la ni man kat dañu ma wax rek dañu ma inspiré rek ma wax leen ni man daal damaa ñëw pour andil leen message bi message bu leer tabarkàlla liñ fi waxoon yonent yi alayhimu salaam lu leer la ñuy jàngale kenn musu fi dégg benn message yu yonent bu ñu ne ñun comprendre ruñ ko wala dafa lënt wala dégguñu ko waaw moom lañ lay wax ni kenn sañul dem ci yàlla ëllëg ni quoi man nag fa ma nekkoon ca forêt Tonga yooyu dans le Pacifique wax dëgg musuma faa dégg yonent musuma faa jot message yu yonent téere yu ñu yàlla wàcce woon ay évangile ak tooraak non man fa ma nekkoon amu fa mi ngi mel ni nga ne yàlla fi nga nekkoon ci suuf rayon solaire ak si wu fa fu rayon fu ceeñeeru jant àgg rek wax yu wala message yu yonent àgg na fa te loolu la sang bi tabaarakallahu baaxe xeet bi yépp te mooy dem na waaye bàyyi na fi message boo xamante ni dañ la waxoon ni la ndeysaan saa yu ñu xëyee rek am na koo xamante ni ondu baa ngi doog a agsi ci moom ondu wax yu ondu message yu prophétique te mooy risalatu nubuwa ba ko yàlla ne cas ba léegi mu tàmbalee ca maam aadam ba nëgëni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujj ci benn puissance bu incroyable nga koy gis ndeysaan rek léeg-léeg ci scientifique yi ñu xëy suba rek ne la ñun kat ñi ngi doog a découvrir loo xamante ni 14 milliards d'années ci ginnaaw la woon te xam nga fan yi am na ci ñii di gëstu ndeysaan ci Big Bang bi loolu ñu tuddee trou noir nga xamante ni am na fu ñu ko daté woon te loolu ay hypothèse scientifique rek la waaye weer wi passé rek wala semaine yi passé rek ñëw nañ ñun kat gis nañ ci lu bees ñu ne lu bees li mooy lan mu ne dañu waxoon ni humanité bi ci nangami milliards année la woon waaye ñun gis nañu ni première onde yi nga xamante ni moom la ñu mën a détecter ci univers bi dellu na ci lu ëpp 14 milliards d'années seetal loolu te loolu ñu ngi koy doog a découvrir GPS bi ñu ko découvrir yàggul am na onde gravitationnelle yi Einstein bindoon ci équation bi ñu ko gisee daaw wala daaw jéeg rek lay doon sang bi tam onde wax yu boobu nga xamante ni tabaarakallahu ci moom la mujje tax ca xaatama nabiyin ba yàlla wax ba léegi mi ngi propagé wu saa yoo yeewoo rek
di nga gis koo xamante ni ma nga cay doog a jot mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wala mu def ko ci beneen façon waaye am na ñoo xamante ni yàlla baaxee na leen balaa mu doon émettre jot nañ ci ku mel ni sayyidatuna Khadija balaa yonent bi doon émettre onde wax yu moom jotoon na ci gëm na ko ku mel ni sayyidna Abu Bakr onde bi dafa judd rek mu gëm ku mel ni sayyidna Ousmane teg ci ay fan wala ay weer ku mel ni sayyidna Omar tabarkàlla teg ci ay weer ñoom ña mu fekkoon Madina ca ansaar yi lenn ku mel ni Abu Sufyan ay at noonu ngay xool am na ñoo xamante ni siècle par siècle onde baa ngi fi ba tey du dañ mi ngi continuer di propager wu en permanence te yàllaa ko waxal boppam wax na ko yonent bi ni ko wa bil haqqi andalnaahu wa bil haqqi nadal ak maa ko wàcce waaye maa koy sàmm ni ko kon bu mu ca am loo xamante ni ragal na ni dana soppeeku ondu wax yu du soppeeku loolu nag la yàlla wax yonent yi wax ko yonent yàlla Seydina Nuux ci inni lakum nadhirun mubin ma yëgal leen ñu ne inni man mii ta c'est-à-dire que bu nee inni mooy man mii la de du keneen maanaam yàlla yónniwul sama wayjur yónniwul sama maam man la yónni yàllaay tànn yonent yónni ko te yonent yàlla Nuux bokk na ci jagleelam mooy dañu ko sant mu réussir lu maamam wala ak ay maamam échoué te xam nga moom la wax ca wala qad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azman daf ne adam kat laa tànnoon ca inna allaha astafa adam jëkku koo bind jëkku koo yónni waaye nag la ñu tëralante woon ak moom ci contrat dafa am lu mu ca fàtte walam najid lahu azman moo tax fekkuma ca maturité gis nga tabarkàlla boo demee ci yenn sphère de performance professionnelle yi li ñuy jëkk a gëstu ci yow ci défaillance mooy est-ce que da ngay fàtte bu fekkee ni da ngay fàtte rek dañu ni non kii mënuñu def confiance ci moom parce que ku ñu yaakaar mu sauver ay vie bu fekkee dafay fàtte kooku mën na fàtt ay bakkan te gis nga yàlla li mu wax ci maam Adam fa nasiya la wax daf ko fàtte walam najid lahu azman donc la ma doon xaar ca moom ca maturité nekku fa mu ñëw nag daal di woo sëtam ni ko kaay nag sa maam dafa am lu ma ko santoon matalu ko waaye léegi maa ngi koy xaar ci yow kookoy premier performance bu yonent yàlla Nuux te mooy li maamam échoué woon moom réussir na ko inni man mii lakum ci yéen nag yàlla yónni wu ma ci jinne yi yónni wu ma ci géej gi yónni wu ma ci rab yi inni lakum man mii la nadhirun muy message bu leer te mooy maa ngi leen ni alerter jox leen sursis pendant qu'il est temps message bu leer baa ngi nii mooy tey ngeen a dem jaamu ji yàlla an yaabudullaha maa lakum min ilahin ghayru feneen fan ngeen di jëlee beneen yàlla bu dul yàlla bi te kat kaay leen ma wax leen inni axaafu aleykum dama ragal ni bu ngeen fi bàyyee li ma leen ni alerter te ngeen féttéerle rek dem ci seen baaxu maam yi damay ragal ni yàlla bu ñëwee mbugalam du ngeen ca mucc te moom ngay gis ci saar bi ñu jàng tey tabarakallahu saar bu yéeme ca ba muy wax naan yàlla gis nga de man woo naa leen guddi woo naa leen bëccëg woo naa leen ci néeg woo naa leen ci biti gis nga yeneen ci yàlla Nuux ku ko gën a méthodique ci approche amul te mi ngi koy détaillé parce que saar bi yàlla daf ko delloo kàddoom mu wax ci première personne ci style direct xam nga ma ngay wax wa inni kullama daawtuhum mooy wax de yàllaay nettali summa inni a'lantu lahum fa qultu muy utiliser première personne du singulier mooy wax yàlla daf ko delloo fii ci saar bi langage am mu utiliser style direct alors que ci ayat yi ñu jukki ci suratu Hud style indirect la parce que wala qad arsalna nuuhan ila qawmi inni lakum nadhirun mubin ak wala taj'al ma'a allahi ilahan axar boobu muy wax ca verset 51 surat 51 nga xamante ni tawxid rek la kon message yonent yaa ngoog tabarakallah muy message boo xamante ni message yu tawxid la te dafay sauver doomu aadama te lenn lu ca lënt wala lenn lu ca ànd ak mysticisme wala lenn lu ñu cay lijjanti nekku ci lu leer naññi la te mooy rek an yaabudullaha waaw muy tawxid ak jaamu yàlla tawxid mooy wéetal borom bi ibada mooy servitude te mooy nga ommatu jox sa bopp yàlla ñaar yooyu rek la doomu aadama soxlawul leneen te mooy oxygène bi muy noyyi tawxid ak ibada te mooy an yaabudullah du leneen nazir bi nag mooy li ñu wax sànq rek te mooy ragal naa adaba yawm de moytu leen ko de bu ngeen nanguwul lii ma leen di wax kon boo ngeen bàyyi xel ni mbugal a ngi ñëw ëllëg te boo ko xoolee mooy liñ la waxoon ci yonent yi yàlla nee na yonent yi dama leen a jox carotte jox leen yat li ñuy wax the carrot and the stick
ñu ne ahadi mu ne waaw wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa munzirin ñaar rek laa jox yonent yi dama leen a jox carotte jox leen yat carotte bi mooy mubashirin yat bi mooy munzirin te mooy ku fi tënku ci sa fitra bul fàtte parce que sa ruux dafa nanguloon yàlla ku yàlla baaxe nag ba nga jóg rek dox sa doxinu ruux te mooy nga des ci tawxiid te nga mottali ko ibaada parce que ibaada cër a koy def organe a koy def te maa ngi waxtaan ak sama benn kilifa ndeysaan fan yi rek mu naan ma man daal awraat yi dama koy wàññi te gis nga awraat mooy wird yi ngay def boo xasee ba am awraat de base la ca des zikrul jawaarix lay doon te mooy ki toog te mu wóor ko ni connecté na ruuxam ak bakkanam ndax ruux dafa connecté wu ak yàlla ba noppi bakkan ngay activé mu dem connecté wu ci wireless bu ruux ndax ruux moom am na connexion te fi mu nekk nii sa téléphone portable bi am nga benn device boo ci am boo xamante ni yow boo tukkee ndeysaan mbokk yu baax dañ koy def léeg-léeg boo ñëwee ñu jël sa téléphone connecté la ci seen téléphone ndax ñoom ñi ngi ci base bi am nañu réseau koo koy bakkan moom ngay connecté ci wirelessu ruux ndax ruux du mës a ñàkk réseau ndax ruux émetteur la émetteur du ñàkk réseau loolu nag lay wax ci nadirun mubin te mooy nga far connecté sa ruux rek mu dem nga boole tawxiid ak ibaada ndax li sa ruux nanguwuloon yàlla nga jël sa bakkan ak say cër ak say organe ñu fekki ko loolu nag lay jàngale tabarkàlla ci inni lakum nadirun mubin muy message yonent yi xam nga ma ngay wax awalam yatafakkaru ma bi saaxibihim min jinn in huwa illa nadir te mooy li muy wax awalam yatafakkaru ma bi saaxibihim min jinn ña nga naan ñoom de ña nga naan yàlla nee na waaw te ñoo bàyyi xel ni kii ma yónni ci ñoom du jinne de te mooy bu fekkoon jinne la da nga naan kii daal li muy wax man dégg ma ko kii waxu jinne lay wax de kii ay liyaar lay def déedéet du maa bi saaxibihim min jinne du jinne yéen ak ñoom a bokk in huwa illa nadirun mubin baatu nadir mubin boobu mu ngi noonu defe naa ñëw na 10 fois du mat fukki yoon ci alquran te mooy lim leen di wax lu leer naññ la loolu yaa ngi koy fekk ci verset 184 surat araf bii ñu nekkoon ci darsi bi mujj bi te mooy ci non seulement lim leen di wax lu leer la waaye itam du il n'est pas étourdi dañ na wax saddu jinne dalu ko lanceur d'alerte la nag ko koy nazir mooy xam naa xew na ci jamono mooy li ngeen tudde whistle blower te mooy ñi nga xamante ni ndeysaan dañuy jóg di bàyyiloo nit ñi xel attention ci seen consommation attention ci excès yi attention ci israaf bi attention ci ifsaad ci façade yi attention ci dérive yi am ci justice yi ci àdduna bi ci réew yi attention ci abus de pouvoir yi ko koy nazir kon dafa nekk loo xamante ni bu jógee ci yonent yi di propagé wu sax yow boo ca jotee doxal sa wàll te mooy li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam balligh anni walaw bi aaya wala balligh minni propagé leen li ngeen di jëlee ci man donte benn argument dong la mooy lanceur d'alerte yooyu nga xamante ni kon ñëw na ci nazir yàlla nee na kon li ma ci jublu mooy ngeen rectifier pendant qu'il est temps te waxaat na boo xamante ni daf ko wax de façon générique qul ya ayyuhan nas ñu ne mu ne innama ana lakum nadirun mubin ca verset 49 suratul hajj surat 22 ak in ana illa nadirun mubin ca verset 115 surat 26 muy shuara kon wax na ko plusieurs fois di répéter ni lanceur d'alerte la mi ngi bàyyiloo nit ñi xel ni encore message yonent yi dafa am lu muy bàyyiloo xel njaboot yépp qul ya ayyuhan nas kenn génnul te mooy il est temps de rectifier wa qaalu lawla nuzila alayhi min ayati qul innama al ayatu inda allah ñu ne waa teewoon yàlla wàcce lu gën a gaaw rek yónnee ñu benn nit mu naan dafay wax ak ñun mu ne leen ma wax leen aaya yooyu tegtal yooyu ngeen di xaar ma nga ca yàlla wa innama ana lakum nadirun mubin man daal benn lanceur d'alerte la kooku yaa ngi koy fekk ca verset 50 suratul ankabut muy surat 29 ak ndeysaan na mu ko waxee ca qul ma kuntu bid'an ni leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen li ma leen di wax kat du lu bees qul ma kuntu bid'an min ar-rusul jëkkuma fee nekk yonent wa ma adri ma yufaalu bi wala bikum xawma itam lu yàlla di def ci yéen ëllëg ak lu muy def ci man gis nga lu am solo ngi noonu te mooy yonent yi yàlla joxu ci kenn sañ-sañu mu wax futuru nit ñi te di ngeen ko gis ci dars bi ci kanam incha allah mi ngi ci leer nañ ci ayat yi ñu nar a jàng xam naa danañ ci yàgg nag ndax 26 thèmes yi buñ ko waxee daanaka boo ko doon jël xëy na danañ ci def lu ëpp weer moom ci kàttanu yàlla waaye gis nga
lu am solo mooy wa ma adri ma yufaalu bi wala bikum te loolu dafa bokk ci caractéristique gu mubiinu message bi mooy message yonent yi lu explicite la lu accessible la lu leer la waaye nag amul benn interférence ak xayb bi nga xamante ni wa maa yaalamul xayba illa allah mooy lii xew ëllëg yàlla rek ko am te itam yàlla li mu waxoon yonent bi in alayka illa al balaax yow transmettre rek wa innama alayna al xisaab te nga bàyyi ma ak man ma xam kan moo dégg ku déggul kooku àgguloo ca moo tax mu ni leen xaw ma nag lu yàlla di def ci yéen ëllëg xaw ma lu muy def ci manit ëllëg in attabiu illa ma yuha ilayya man dañu maa wax rek ne dañu ma inspiré rek ñu ñëwaat ci inspiration bi kooku yaa ngi koy fekk ci verset 9 surat 46 dañu ma wax rek ni leen ma wax leen message bu leer bi kon nag fa firru ilallahi te ngeen a daw gaaw pendant qu'il est temps ngeen dellu ci yàlla ndax man mii kat inni lakum nadhirun mubin dama nekk benn lanceur d'alerte ci yéen rek pour bàyyi loo leen xel wala taj'alu ma allahi ilahan axara bu leen ni bokkaaleeg yàlla li yonent yàlla nuux waxoon ni yàlla kat damaa ñëw fekk fi ci ñoom ay kubaar maanaam ay tabarkal kilifa yu ñu jàppal ci seen aada ñu naan leen bu leen ñàkk fayda la tadharunna alihatakum bu leen fi bàyyi seen yàlla yooyu ñu tudde wudd ak suwaa yaxuus ak ña ca des bu leen fi bàyyi de lay ndeysaan mooy la Abu Jahl waxoon Abu Talib ba ko sang bi ne te ngaa wax laa ilaha illallah benn yoon bu ma ko déggee rek bu ëllëgee ma ñaan yàlla mu ràmm la ci ndax mën naa la koo seedeel kooku ni ko da ngay bàyyi milla Abdul Muttalib da nga fi bàyyi sa diineem baay bi din dem naan da ngay topp ay yu ma xamul yu bees yii déggal loolu tawxiid nga xamante ni moo fi jiitu tabarakallahu waaye gis nga moom nag ma nga leen di wax la tajal ma allahi ilahan axara bu leen fi wutal yàlla ku ngeen koy dendal bu leen ko fi wutal ku ngeen koy bokkaaleel qul innama al ilmu inda allahi moom daal lay xew ëllëg yàlla rek ka ko xam waaye kaddu tawxiid baa ngi noonu ma waxaat leen ko kon gis nga ndeysaan yonent yàlla nuux yonent yi ñoom utiliser nañ toutes les formes d'alerte toutes les formes d'information toutes les formes de communication façon plaidoirie yi bu nekk utiliser nañ ko te moom ngay dégg ci fa'alantu lahum wa asrartu lahum daawtu laylan wa nahaaran façon bu ne def na ko woo naa leen ci biir woo leen ci mbooloo woo leen ci tànt jël leen ñaar par ñaar te ndeysaan léeg-léeg nga gis kilifa yi def ko benn problème bu am ñu woo ndeysaan nit ñi wax ak ñoom ci biir néeg ndax dafa am kaddu boo xam ni kaddu néeg la après woo njaboot gi loo xam ni kaddu famille la léeg-léeg ñu wax ko ci tànt loo xam ni kaddu mbooloo biti la façon bu nekk rek am ñoo xam ni dañu wax ak ñoom ci suuf am ñoo xam ni dañu wax ak ñoom ci kaw mooy asrartu ba ak aalantu ba fa qultu astaghfiru rabbakum ma jox leen nag benn kaddu ni leen am leen humilité nangu seen faute yi ngeen fi defoon te ngeen dellu ci seen borom mbokk yi loolu mooy message yu nadhirun mubin bi nga xamante ni moom la yonent yi jàngale tabarkàlla ci yaa qawmeek yaa ayyuhan naas ak li nga xamante ni léeg-léeg mu domestiqué ko ci communauté bu précise te mooy bu ne yaa qawmi waaye bu ne yaa ayyuhan naas univers bi yëpp ko tax di jóg moo tax kenn sañul dem ci yàlla ëllëg ni ko nadhir mubin boobu agsiwul woon ci man te ngay jot ci rayon solaire loolu lañ jot a nafar ci nadhir mubin bu ëllëgee rek ñu topp ko noonu ni ñu ko waxee woon ci thème yi kookoy message yi bu ëllëgee nag ñu commencé ñëw ci la rébellion du peuple de Nuh te mooy ndeysaan rek ni ñu féttirlee woon rek lànk rek ni duñu dégg message bi tabarakallahu assalaamu aleykum